salaamaaleykum mbokk yi tey ñu ngi fii ci commune bu Fass Cekkeen donc ñu ñëw fekkee li nga xamante ni moom mooy cérémonie de remise ambulance ak matériel de transformation ñu jagleel ko jigéen ñi nga xam ne ambulance bi nga xamante ni nii moom ngeen di gis noonu El Hadj Mor Dieng nekk maire de la commune de Fass Cekkeen moo ko may poste de santé bu Pirom Manda mais aussi joxe na fi ay 16 groupement de femmes yi nekk ci biir commune de Fass Cekkeen mais aussi gis ngeen ne maye na 7 moulins à 1000 batteuses nga xam ne ay machine wàll jagleel ko ci juróom-ñaari dëkk yi nekk ci biir gox bi donc dañu leen toppal xew-xew bi rek nga xamante ne nii moo fi am fii ci buntu mairie bu Fass Cekkeen su ko defee lépp lu si risé rek di ngeen leen ko dégtal. La commune de Fass Cekkeen juste pour accompagner cette journée d'enseignement qui était dans le cadre de la remise des matériels de transformation ak l'ambulance destinée au poste de santé de Pirom Manda. bu wax ñu rek ñun tey la jeunesse dañ am contentement ak satisfaction par rapport ak lan par rapport ak investissement yi nga xamante ne monsieur le maire mu ngi koy def ci d'abord ci commune bi et au-delà de la commune di wax ni rek monsieur le maire jërëjëf jërëjëf. Alaaji moo def ñu ne ko jàmm incha allahu da nga dellu fa nga nekkoon fii daa doon wax ci biir mbooloo bépp maire boo xam ne dellu la fa nga nekkoon rek bu ñu dajee ne ma marqué ba la moo wax ci biir mbooloo ma am. mayu leen ma dërëm sama xol bu taali laa leen ko waxee te yàlla xam naa mbir mi ñëw ci réew de ñëw ci bëri xaalis de kon nag am na koo xam ne mu ngi ci seen biir tey li ma fi indi yàlla rek la Alaaji Mouhamed Dieng kenn indiwul na pour yàlla ak Alaaji Mouhamed Dieng lan moo tax ma ne yàlla Alaaji Mouhamed Dieng moo tax ma wax leen bay Alaaji sa jëf bii ci commune bi buñ ko naree wax fii day fi nekk ba gannaaw suba wante dinañ ci laal tuuti rek ngeen may ma tuuti danaa wax wolof danaa wax pël ndax loolu moo sëkk commune bi di nuyu sama bokk jigéen ñi ñëpp bay Alaaji nit lu mu soxor lu mu iñaan te bu ñëwee ci sa bés bi dina denc iñaanam ku jàkkaarloo lii nga def fii bay Alaaji génne nga jigéen ñi ci coono bay Alaaji yaa ngi ci hôpital yi di jàppale ñi nga xam ne amuñ doole bay Alaaji yaay ci dëkk yi ñun ñàkkatuñ ndox ñàkkatuñ machine wal ñàkkatuñ machine yu dege ñàkkatuñ courant dañ doon yóbbante suñ portable yi ñu ngay wadd dëkk yëpp am nañ courant ñi amul it seentu nañ courant mu ngay ñëw bay Alaaji yaa ngi jàppale école yi inscrire dafa metti wante defal ñu ngi inscription jox ñu ay bagage suñ doom yaa ngay jàng ku ci nar a jàll Kaffrine bay Alaaji yow yaay jël kayitam jàllale ko Kaffrine bay Alaaji moot yal na la fi yàlla yàggal yal na la fi yàlla wéral bay Alaaji yaay gaynde Saalum yal na ko yàlla yokku ak ñi nga àndal ñëpp foo bëgg a yegg nal na nga fa yegg. sa bis bii ndax sa bis dafa ñor sa doom soo sa jóg yoon moo tax mu xewal ñi fii ñi taxaw fii tey dafa am naqar nag yéen ñëpp xam ngeen ko géer Tunkara wax na ko fi dafa am fu xam ne moo doon secrétaire ñu koy wax gon jum mu gaañu barki démb moo ko teree taxaw fii waaye lu ko gën a loolu mu taxaw fii ci bisu nijaayam Alaaji Mor Dieng mu xebal ñi man ak Baggoto ak Njéeme Lukar ak Maymuna Boolo ñun la yebal tey ñi taxawle ko ci bisu nijaayam Alaaji Mor Dieng Alaaji Mor Dieng soose nee na yow nijaayam nga léppam nga mun lay tàllal loxo nekk ci sa gannaaw nga jàppale ko mu jàppale la ci lépp foo ko oo mu oyu la ko loolu la wax ne nañu la ko wax bis ni tey mu ci sa gannaaw yaay kilifaam yaay léppam loo ko wax mu nga ca ñu ngi lay ñaanal nag sa commune bii yàlla na ko yàlla jox ci nu mu gën a seddee yàlla na ko yàlla jox Alaaji Mor Dieng liggéey bi ngay liggéey fii ci département bi umpul kenn loolu duul lu ñu na table boo fi bëgg a wax fii ngay yendu
kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax ne jërëjëf nijaay Alaaji Mor Dieng. ndax ki nga xam ne tey dañoo ñëw représenté comme muy monsieur le ministre secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire maire de la commune de Koungheul monsieur Mayacine Camara di sa xarit di sa doom di sa jarbaat di sa lépp wax ci turam rek dana xaw a jafe trop mais danaa jéem ndax li tax may jéem dama xam fi nga ko féetee ak fi nga ko teg ak fi nga toll ci moom ci jàppale ak ci ndimbal kon ñu ngi la ciy gërëm di la ciy sant bu baax a baax ba nga xamee ni it son excellence le président de la république renouvelé waat na sa confiance am ci yow pour tegaat la fii ci commune Fass Cekkeen au soir du 23 janvier 2022 waa mbokki Fass Cekkeen rek danaa waxi tuuti ndax ku gis nena yi ndax commune Fass Cekkeen man de damay nangu ni changement am na ndax li tax ma koy wax dama miin commune Fass Cekkeen amul village boo xam ne demuma fa. képp koo xam ne war na Baye Alaaji liggéeyoo war koo dégg man nag duma kaas waaw man naa wax ne am na équipe yoo xam ne ñooy saytu liggéey commune bi waaye toujours suñ génnee résultat commune Fass Cekkeen bokk na ci commune ñiy jiitu te ñoom nag defuñ politique kon mën naa wax ne ci gàttal mu ngoy liggéey su foofu passé kaw ma kan mooy Tahirou Dieng doomam waaw dañooy wax ne maire yi nga xam ne dañ leen fol ñu tête de Dakar waaw man de toujours dama koy fekk Salam Dakar waa be du ngeen mën a waxtaan sax Tahirou jogal ma ko fukki junne Tahirou jogal ma ko ñaar fukki junne Tahirou jogal ma ko juróomi junne Tahirou jogal loolu rek la ñuy def kaw ma nag kan mooy Tahirou waaw même man war naa xool kan mooy Tahirou. li def ñun waa Ribo mu ngi mel ni ñun ñooy def parce que moom moo ñu jàppale guddi ak bëccëg mooy ñu doxal suñuy soxla problème bu ñu am ci moom la ñu dem amuñ keneen wala man boobu moom lu mu jàppee Ribo comme ni mu jàppee Fass Cekkeen moo tax ñun buy def benn affaire bugguñu ci feetoo gannaaw mooy suñu kilifa saa bu ñu soxlaa benn affaire moom la ñuy woo te duñ ko war ci saas moom lay taxaw lijjante kon amuñu keneen ku dul moom man ñu def lu doon lu dul jaajëfal ko te kontaan ak moom di jaajëfal ñëpp. li ma gën a tax a kontaan mooy ndaw yi ma gis ñuy manifester fii bu baax a baax moo gën a tax ma kontaan parce que tam nit ku nekk soo xamee yaakaar ci fa nga dëkk ndaw ya ngay njëkk a gis te ñun ndaw yi lañ njëkk a gis jigéen ñi kenn ku nekk taxaw ci fi nga war a taxaw kon am nañ kontaan trop borom dëkk yi ñëw wax joo xam ne kenn mënu cee teg baat kon nit ku nekk su jëfee nga ne ko jërëjëf su jëfee ne ko jërëjëf nit ñi sant la xam ne nit ku baax nga dafa am sama papa moom war a wax mu ne ma jot ci taggu nit ku xañaan moo gën a jafe jot ci xalalam kon ma jàpp ne yéen ñii nga wax li ngeen wax ci Alaaji Mor defe naa ne lu tuuti ngeen ci xam man de mën naa ci wax lu bari waaye nag du xaj ci jotaay bi. ngay lim luy honorable Mouhamad Dieng def ci département bi man nga fii fanaan wante doo dajal li mu defee Fass Cekkeen xumput kenn xumput ñu ndax yaakaar naa ful la am ak fayidam wane na dafa liggéey ci Fass Cekkeen ba pare mu dugal ci commune ñi nga xam ne moom moo war département man de bi nga xam ne moom man maa taxaw fii de wax yéen tey dinaa leen seedal yaakaar naa mosuma ko wax
wante xuppul kenn ci département bi ndax man bu ma demee ba ma gañe liste bi gañe Alaaji Mouhamed Dieng moo jël 3 millions 600 mu ne ma maire teg naa ko ci sa loxo pour nga mën a folu moom dong moo ma ko defar ci département bi. naa bañ a wax ndax lu tax El Hadj Mouhamed Dieng moo wane ndax diñ naan liggéey la loolu wax ji yàqu la lu tax li mu liggéey yëpp su dee junne point la benn point la wane lii tey lii exemple wane na boppam ba pare te wane na boppam campagne na boppam parce que lii tey mën na nekk campagne parce que bu doon campagne itam am na kuréel yoo xam ne dañuy campagne ba campagne duñ dépassé lu toll nii mu wane nii tey kon Mouhamed Dieng jërëjëf Mouhamed Dieng dama koy faral di wax dam ne ne département Koungheul képp ku fiy soq wala ngay wal te Mouhamed Dieng wala dimbali rek doo soq la loolu dama koy waral di wax parce que man mii dafa neex tey nii rek waaye ba muy naqar ci 2009 Mouhamed Dieng daf ñu gunge woon ak Alaaji Amandaw mii ci 2009 amoon nañ ci bés yu xat yu métti yu jafe mais Mouhamed Dieng daf ci xaroon tàmp tubéy 2009 te góor nag du fàtte démb tey nag dafa neex ba kenn ku ne di wax waaye démb ba mu méttee woon nga xam ne 2009 ñu war ñuy def président comité rural man Sali El Hadj Amandaw Ida Mouride Aji Seck contre ko keroog ñaari bés yooyu ku ko fàtte rek doo góor kon El Hadj Mouhamed Dieng jërëjëf trop jërëjëf. yaakaar naa ne xale bu ci yàkkamti dana dëgg dëgg bu lay rool xale du yàkkamti ñun ñi téye micro di wax ci Mame Samba Seck lay njëkkee woon mu leen dugal ay camion booba camion moo xew ñoom ñu dugg ci oto yu neex yi ñun ñu dugg ci camion yi tey bi may ñëw Alaaji Mouhamed Dieng moom mu indaale ci otoom kon mun moo may loolu waaye su ma xamoon camion booba du ma am lii Alaaji Mouhamed Dieng ñëpp wax nañ sax ndax waaye maa war a nekk premier maa war a nekk dernier. suñu soppee ñi di ko wax Ablaye Seye di ko yóbbante nuyoo ci suñu président Alioune Sall Ablaye Seye jàpp naa ne ñi nga toog ak fii su mooyee Mouhamed Dieng man dong maa la fi xam waaye yaakaar naa ne bu la yàlla delloo jee Dakar da nga xam kan mooy Mouhamed Dieng Mouhamed Dieng yoonu France mooy boole woon ak yow ci nga ko xamee sopp ko bëgg ko topp ko waaye yaakaar naa tey bi nga ñëwee fii ci Fass Cekkeen arrondissement Ida Mouride soo ñibbiyaatee Dakar da nga xam ne kan mooy Mouhamed Dieng kon ñu ngi lay yóbbante nuyoo ci suñu président Aliou Sall mu jot leen ñu ko président de la république ak suñu ministre Omar Gueye di nuyu borom dëkk di sama xarit su ma ko waxee moom dana xam ne duul dama taxaw fii rek bëgg lu ko neex wala lu neex nii muy sëñ Mor Seck maa ngi lay nuyu di rafet lu baax li nga wax ci Mouhamed Dieng te muy seede teen ba mu koy indi Fass Cekkeen ci sama loxo bii la ko foqatee indi ko Fass Cekkeen kon loolu am na seede may wax ne bokki Fass Cekkeen bëgguma tudd Mouhamed Dieng liggéey loolu wax ju yàqu la di ko répété at fii sax man bu doon sama sago kenn du tudd loolu waaye Mouhamed Dieng commune Fass Cekkeen bii li may ñaan waa Fass Cekkeen yëpp a ngi bés bu ma déggee ne Mouhamed Dieng génn na këram dugg commune Fass Cekkeen di wër man de bu boobaa dana am gàcc lool am nga ñu la doxal am nga ñu la waxal yaakaar naa élection 2009
man mii ak équipe bi nga ànd ak ñoo la dajoon sa néeg campagne la ba nga gagné. ci fi nga xamante ni mooy gendarmerie yëpp am nañ li nga xamante ni moom mooy ambulance te loolu ñi ko koy santé parce que bureau mandat yàggul mais n'empêche li tënk na li nga xamante ni moom mooy am pour jox ko poste donc di ko gën a ñaanal di ko wax ne aussi ñun au niveau du district gis nañu aussi li nga xamante ni moom mooy éco santé tey parce que éco bi bu ma juumul lu mu dee jaar na lu mat 3 millions te 3 millions yooyu mënoon na ko jël da ko yóbbu feneen te ku xam wàllum santé instant bi day nekk koo xamante ni li nga xamante ni mooy éco daf ci laaj daf ci am solo donc ñu wax ne éco bi nga xamante ni moom la ñu jox kontaan nañ ci di ñaan aussi li nga xamante ni moom mooy sage-femme ñu jëm ko jàppale aussi pour former ko pour jëriñoo li nga xamante ni moom mooy appareil parce que appareil bi bu fi nekkee te moom formé wuñ ko njëriñ bi du bët mais buñ ko voilà bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk commune Fass Cekkeen yëpp jaratul ñuy ñëw Koungheul ku ñu la defal fii éco su ko defee doo sonn di ñëw Koungheul pour def li nga xamante ni moom mooy échographie donc pour loolu weesoo aussi di ko wax ne effort yi nga xamante ni def na ko ci poste de santé bu Biram dañ koy ñaan aussi mu jàppale ñu ba mu am li nga xamante ni moom mooy maternité parce que poste de santé ñaar ñoo fa war a nekk infirmier ak sage-femme alhamdulilah instant bi am na infirmier poste bi mu ngi dox poste bi mu ngi fonctionnel mais di ko gën a ñaan aussi bu ñu mënee jàppale ba tabaxal li nga xamante ni moom mooy logement sage-femme nga xamante ni bépp jigéen boo xamante ni yaa ngi am doom duñ la jàllale fi nga xamante ni mooy Fass Cekkeen wala fi nga xamante ni moom mooy Koungheul donc ci loolu bañ a guddal rek di wax ne MCD muy médecin chef docteur El Hadj Malick Niang gis na liggéey bu am solo boo xamante ni yaa ngi koy def ci commune Fass Cekkeen donc dina ñaanal li nga xamante ni moom nga sumb yàlla gën a jàppale incha allah may la ko. di wax ne aussi yeneen maire bi fi toog yëpp gis nañ liggéey bu am solo yoo xamante ni moom la ñuy def ci seen commune moom la ñuy def ci seen poste de santé parce que santé dafa nekk loo xamante ni dañ ko décentraliser collectivité territoriale yi rek ñooñu mën a jàppale pour que suñu population bu ñu feebaree mën a faju suñu population bu ñu bëggee def ay analyse wala bëggee def ay rajo mën ko def sur place donc kàddu yooyu laa amoon bu ma yeggee di ñaanal ki nga xamante ni moom mooy monsieur le maire de la commune de Fass Cekkeen yàlla gën ko jàppale gën ko may ndam ci li nga xamante ni moom mooy élection yi ñu jël donc kàddu yooyu moom laay tuddee. wóor na yàlla Fass Cekkeen du matale jëlaw ndax lépp lu fi war ñu ngi koy def lépp lu war a dox ñu ngi koy dox ñoom équipe bi fi ne nga xam ne maa ngi ñoom ñoo ànd ci liggéey bi ak samay doom ñëpp ñu ngi taxaw teem mën naa wax ne samay doom rek ak ci kenn li ma la man lii ma wax du bàkku billahi du bàkku sama xol moo jeex parce que lii wartoon a am fa ñu waroon def ndànk rek ñu ànd liggéeyal commune bi liggéeyal Fass Cekkeen liggéeyal commune Fass Cekkeen ba ma ne ko jërëjëf nañ def ci loolu kese la du ma bàkku du sama mbir waaye billahi laa la wax ngontal kenn ci ñoom xañ ci weeru ko ci xëy weer xaju ci te it xam ngeen ko xale yi maa ngi leen di wax ne góorgóorlu leen ñu bokk ànd liggéey lu ngeen bëgg ngeen wax ma ko lu ngeen ma wax ci lu jaaru danaa ko faj mbaytuuma ci dara ragaluma ci dara kon daal ma di leen xamal ne lii nga xam ne moo ñëw fii tey ci Fass Cekkeen tàmbali la tàmbali rek la gars yi doon recensé comité yi muy sama conseil municipal il faut mu tudd ay ni mënu ma tudd ñëpp conseil yëpp mais danaa tudd staff
te alaaji ñan jiite leen alaaji Mamad Gay alaaji Gay ci Dubbel ànd ak ñoom Babou Mané ànd ak ñoom Daouda Gay ànd ak ñoom staff bi daal ku ma jàng nga xam ne mooy seen kilifa man daal maa ngi leen di gërëm di leen sant xeebu ma leen guddi xeebu ma leen bëccëg ndax yaakaar naa yéen ñii ku ma ci woo rek li ma lay wax mooy ana programme fu mu toll nga ne ñu ngi doxal de kon dama di leen yëgal ne ak sama gune yi nga xam ne man maa leen jur ñu samay doom ñi ngi ànd ak yéen di leen déglu ngeen sotti wante xalaat ndax maa leen waxoon ne bëgg naa ma ne ko Babou Khady Mamour jàppale leen ma ci commune bi ndax xale yi seeni morom lañ su fekkoon ne ni mu demee du ma leen ko wax fay bàyyi ñu liggéey mais dama ne jàppale leen ma ci xale yi seeni morom lañ comme ñooy seeni morom ñoom ngeen war a jëflante ëllëg di leen sàmm bu baax loolu di góorgóorlu ci loolu ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy seeni rakk ànd ak ñoom ku ci nekk lu la sa mag wax rek buy guddi doo fanaanal te defoo ko buy bëccëg doo endal te defoo ko kon maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne li ma bëgg a wax lépp xëy na mënu ma ko wax waaye li may wax daal mooy ngeen xam ne Fass Cekkeen gii billaahi lépp laa leen yéene te bëgg naa mandat bii di ñëw tali bi dana dem ba Minam Wakanta mooy biti l'état Wakanta ñi ngi may bind lettre di ñaan ne fuñ bëgg bu tali bi demee Minam na dem ba Kanta loolu ma xamale ne bu féetoo boor la insha allah balaa mbay gën a xam naqar ñu ni ma nga liggéey dara ñu naan bigsi la ñu mën a duul di fen ndax il faut ma gërëm suma secrétaire Mame Sène Dieng Ascom Talamar damaa dem ci sama xel li ma war a wax mu jëm ci seen liggéey moo tax sama xel dellu leen dajaat maa leen nuyu di leen gërëm di leen sant naa leen bu baax a baax Fass Cekkeen Ida Mburit Saly Escale su ñuy xam taux bi ñuy am ci Pépérmès jàpp naa ne liggéey bu baax la liggéey bu rafet la ndax fi ñuy nattee ku la wax ne dañoo neex la dañuy fen fa ñuy nattee doo ko fekkee doo ko yëg doo ko xam année bii mu ñu def 4 avril defee ko Saly Escale jàpp naa ne bi sous-préfet Amdi Moustapha Ba di wax ni région bi jiituwaatee booba wóor na yàlla bi fi ma waxee nii xaw ma ñu doon natt ñan la xam nga Kaolack moo doon région Sine Saloum Kaolack moo doon région di Sine Saloum ci la Fatick sàqee ko ci la Fass ci la Kaffrine soqee ko ñi doon def natt dañoo jël région Kaffrine région Fatick région Kaolack Ngayeen Saba gële ca boori Farafenni ci commune moo xam ne mi ngi soso woon 73 lañ ko sosoon commune boobu 73 la woon commune boobu moo jël premier ci ñetti régions yi Ida Mouride moo jël deuxième ci ñetti régions yi Fass Cekkeen moo jël troisième ci ñetti régions yi ci commune boo xam ne mi ngi juddu 2009 bii def naa ren laam fukki at ak benn xaw bon loolu jàpp naa ne ku ko doon fooyee sa liggéey doo ko am duma fooyee suma liggéey duma ko caaxaane te ñi ma àndat xam nañ ma bu baax ci loolu kenn ñi ma wut def lu xam ne bokkut ak ni ma ko bëggee bu leen neexoon def ko seen magi bopp lañ waaye xam nañ ne man lu baax rek laa bëgg ma fekk leen ñu bëgg lu baax ñu jàppale ma ci liggéey boobu kon ma di leen wax ne Fass Cekkeen gii bu doon sama sago Ablaye jàpp naa ne dem nañ ba ànd nañ ak yow dem France yàlla dogal taabal ya fa nekkoon benn tableau lañ fa fekk Fass Cekkeen AMS Sénégal duwut ci wàllu liggéey mais dama ñi nga xam ne ñoo jiite xam nañ li may def jënd fi mu toll nii ma la wax ne ministre Touré mu nekkoon premier ministre nekkoon président conseil économique social environnemental maa toog bureau mu ne ma
moo jëng Fass Cekkeen waroon na nga tukki dekku na ci réew mi ñu wate ko nga gañe ko billahi ñu ngi moom wax li bio waroon na nga tukki nekkoo fi ñu watee nga gañe ko ndax dañ jàpp ne ku bëgg lu baax bëggal nit ñi lu baax nit ñi war nañ koo xam waaye ku xam ne da nga mbaamee nag ba xamoo dara ku mbaame ba xamoo dara ko xéewi ko wucc ko mu dem rek Fass Cekkeen de lu mu amee sincèrement ci ñi ma àndatoon ak léegi billahi dafa yokk ñëpp xam nañ ko conseil yi xam nañ ko borom dëkk yi xam nañ ko Fass Cekkeen dafa yokk te dama fas yéene mu avancé gën a yokku bañ def tey goudron bu ñu ko Koungheul ba fii élection yi wax naa ko léegi mu ne ma fii de goudron def ko goudron jaaru na ma ne ko incha allah dana ko xam ndax def naa lettre jox naa ko Mansour Faye te dégg na la ma ko wax te xam naa dana def bon nag bu fekkee bëgg ngeen suñu bopp bëgg lu baax waaw waaye nañ ànd liggéey élection yi ñu jëm nii taxaw leen ci su ma fi nekkee nañ ci taxaw su ma fi nekkut nañ ci taxaw te su ma fi nekkut it soriwuma dew ma fenn maa ngi Ndakaaru gii mën naa lay AMF mën naa lay dugal léegi 1 million fay ci 10 000 balaa fukki minute nga jot ci kon lan mooy tardé su ma fi nekkee du tardé su ma fi nekkut du tardé dama ci jël pas-pas boo xam ne bu mat sëkk la ma xamal leen bon naa maa ngi leen di gërëm di leen wax ne yéen xale yi yéen ñëpp góorgóorlu leen da leen ci Assane Mbaye ak ñi nga xam ne Assane Mbaye ak ñi ma àndal équipe bi yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne matériel bi seeti matériel bi machine wal yi dama programme woon juróomi machine moo wax leen ñu def ko juróom-ñaar xam nga ne loolu poos bokk na ci ambulance bii su doonee 5 millions lañ fi ko mënoon a wàcce teg naa ci sama 3 millions 1 million 50 mille ñaari 1 million 50 mille ak 3 millions ñaata 5 millions 50 mille kan ngeen mën a fal fii mu defal leen li nga xam ne moom laa di liggéey su fekkee liggéey bi dafa laaj feeñ na ci waa ay fóot projet ay fóot bi ñu waxee ne kenn ku ne la nga cotisé moom lañ lay jox damaa cotisé fukki millions 10 millions laa cotisé yaakaar naa ne tey li xam fii ci xar ak bëy ci dëkk yi xanaa loolu mu war daa xam rek loolu rek jaroon na ànd nit xar moo xam ne dañ la ko jox su jutee benn yoon ngay joxe la ci def yaa moom sa xar yaa moom doom yi mooy jut waaw waaye loolu am na solo lool ren jii xaatama ren ñii nga xam ne dañ ko war a furlewaat joxe woon naa fukki million 10 millions laa joxe waat ren ma xamal leen ne Fass Cekkeen incha allah su may dund billaahi du des gannaaw mukk xiinal boo xam ne sama xol bi laa ko def te fas naa ne lu ma mën danaa ko ci def ambulance bii ku ne xam ne lañ ko wateeloon ëpp na ko moom laa jëkkee ma ne 3 millions laa ci dolli te su fekkoon du Ablaye Seye mii moo ma jàppale ci génne gi parce que ambulance bi mi ngi ñëw le 18 août 2021 ba bi mooy génn boo ko xoolee nekk na ñetti weer ak fukki fan lu ñuy wax ne ko ci fenkat yi di fen naan day wax rek jëndul ambulance man ma noppi nekk ci li ma nekk rek ba tey ma ne leen ambulance baa ngi nii Birame Mandax ñoo ko moom seet yi maa waxoon responsable yi nekk ci dëkk yi ne leen defal leen ma recensement comité par comité def naa Fass Cekkeen juróom-ñaari comité mi ngi fi par comité yooyu ñu recensé woon
ma ne leen fas naa ne lépp lu jógee ko ci nguur gi wala mu jógee ci sama loxo su ñëwee ci comité yi lay jaar loolu laa bëgg a dëggal lii tàmbali la tàmbali rek la tàmbali la yéen président comité yi maa ngi leen di xamal ne lii tàmbali la ma jënd junne siège muy 4 millions ñeenti millions ku ne xam ne jógewut ci biir set dama ko jënd indi jox ko dëggal la ma waxoon moom laay dëggal moom laa bëgg a dëggal kon dañ koy séddale ci comité yi bépp comité bu xëyee fukki siège ñu wax la ko parce que ñoom séddale nañ ko ba junnee siège yi jeex na tàkk ci comité yi te dinaa ci yokk dinaa ci dolli di leen wax ne jàpp naa ne mu ngoog jàpp naa ne daal lii sama yéene ci Fass Cekkeen ci commune bi ak dëkk yi yëpp sama yéene ci dëkk yi ak commune bi yëpp bilaay su ko yàlla sottalee wallahi da ngeen kontaan incha allah te li ma bëgg ci loolu su ma ko yàlla mayee lu ma ci man ci mandat bi ñëw doxal ko ci loolu façon yi ne doxal ko ci waxuma waxi taabal ji rek de tasaaroo dem de parce que man bu ma naan def campagne lu ma mosul liggéey ci campagne yàlla dogal na bu campagne bi passé danaa ko def rempli naa du ma wax du seen di sànni du ma wax di sànni kon maa ngi gërëm président Macky Sall mi nga xam ne moo jël commune département bi yëpp teg ko ci loxo maire yi nga xam ne ñoo ko yore woon mu gërëm leen ndax président Macky Sall ni ma xamee la xamee maire yëpp ku ci nekk tey mos naa leen koo wax ne leen commune yi sax boo watee président Macky Sall bu toogee mën na la wax ne la commune bi lii la amoon bu ko def ci sama kanam ma gis ko 2017 laa doog a ñëw ci moom balaa may ñëw ci moom man la woo laaj ma juróomi département yi kan ak kan laa xilaande suñ ko fa sampee danañ gagné maire yi danañ gagné député yi ñu dalee ko ci Koupantoum teg Koungheul teg Malem Hodar teg Kaffrine ba yegg ci Mbirkilaan ma ne ko président Mbirkilaan maîtrise suma ko loolu mais danga may dans benn semaine xam naa fa xarit boo xam ne daan naa ko avalisé muy joxe ci waa ACEB bi 300 millions di ko jox baykat yi te du politicien kooku su ma ko laajee dana wax li fa ne bi ma laajee ma envoyé ñi nga xam ne ñoom laa wax Samba Diop ma envoyé ko tur bi nga xam ne moom lañ ma jox tur woowu moom la président Macky Sall def moo gagné député gi moo gagné député yi 2017 loolu confiance bu rëy la daf na xam ne jàpp jege naa ak Koupantoum xam naa la fa xew jege na ak Koungheul jege naa agression bi yëpp tey nag du ma wax mukk wax boo xam ne bëgg lu la neexal te fekk loolu amul du ma ko def xelaatuma ko kon daa ma leen wax ne nañ bokk ñun ñëpp ñun maire yëpp ñu bokk gën Sall te incha allah danañu jàppale ci suñu campagne bii ñuy jëpp ba nga xam ne kenn du ñu mën a dégg incha allah kon daal yéen ñi fi nekk yëpp kilifa fekk léegi yëpp maire yëpp ak ñi ngi àndal seen délégation yëpp ak conseil municipal yëpp ak jigéen ñi yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne bis bii boo gisee waxtaan yu yàgg dama bëgg rek jàmm mu réussir kenn du ko wax te gën na jege campagne bi ma di leen wax ne fàtte xaju fi nag fàtte moom xaju fi fàtte xaju fi di leen bàyyi xel bu baax loolu népp lu doomu aadama wax na fekk mu dëggu ci yow na fekk nga nekk ci loola soo ko defut bi di wanga it ci sa bopp bi lay tees ñun incha allah du tere ñu am li ñu war a xam bu neexee yàlla ndax xam naa ñi ma ànd xam naa staff bi xam naa ñi nga xam ne ñu engagé ne ci liggéey bi dolli ci li nga xam ne moom laa engagé ci commune Fass Cekkeen kon naa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf jëf ma ne ma soxna bu gis naa la te li war ci yow danaa ko def Fass Cekkeen li war ci yéen danaa ko def muy penku dëkk ba penku dëkk bi ñëpp ku ci ne xam naa li war ci yow incha allah danaa la woo ba kenn teew ma jox leen dama leen bi may nekk ci péage bi la ma woo ni ma mbaa cérémonie papa bi dinaa def incha allah bi may egsee ba Kaolack ci guddi gi di ñëw
le ministre des collectivités territoriales Oumar Gueye woo ma ni ma bésu Mohamed Dieng boobu dégg naa ko na nga fa dem nga taxawal ma fa si suñ tur ñun ñëpp pour won leen cër bi nga xamante ne bii moom la état du Sénégal jox Mohamed Dieng. di leen xamal ni Mohamed Dieng mii ce n'est pas un maire ordinaire ce n'est pas n'importe qui. Aliou Sall bi ma ni mu nekkee rakku président de la République man mii ci gàttal mën naa la wax nan laa nekk rek ndax ni mu ko yónnee la may yónnee kon boog su ma fi ñëwee ñëw naa fi turu état du Sénégal ñëw naa fi turu association des maires mais ñëw naa fi sama tur man mi nga xam ne sama mag la sama xarit la ndax ba ñu xamante France toog di waxtaan mook honorable Ndaw Ida Mouride ma gis ci ñoom ñu waxtaan toog di waxtaan ma gis engagé ay maire yoo xam te ne bi dara lu jël leen tur seen luñ la wax mooy nan la ñuy def ba suñu gox suqaliku nan la ñuy def ba bien-être social bi mën a nan la ñuy def ba nga xam ne dañu am courant am ndox loolu la ñuy wax ak man tamit ma nekk ndaw boo xam ne fonctionnaire laa man fonctionnaire bu laa ñu département association des maires Sénégal may liggéeyal nguur ma sawar ci loolu nag ndax man ku ma bëgg a yëngal rek mooy ne ma maire bi bëgg naa mu dox lépp lu ma ci mën dama ci def loolu mooy sama tànk bi tey ma dem di ko toxal affaire ambulance bi man mii sama bopp war leen yéen xam leen Mohamed Dieng man sama bopp xaw ma kuy Mohamed Dieng bi ma demee président déposé lettre bi dañu ma ni Mohamed Dieng lettre bi dafa taxaw 24 heures delloo wuñ ko ndax paa lettre bi jógee foofu le lendemain moo woote secrétaire général de la présidence ñu ne ma envoyé nañu le ministère de la santé moo wax Abdoulaye Diouf Sarr ni ma Mohamed Dieng bu Fass Cekkeen moo wax ni ma ku yàgg def teranga je te mets en rapport tout de suite avec le secrétaire général ma dem de secrétaire général bi Mohamed Dieng bi may ànd ak Abdoulaye Sow boobu ma la cabinet boobu dara xewul taxawu këyitam dara taxawul fenn ministère boo dugg ñuy la Mohamed Dieng ci teranga ci baax ci nangu liggéey ci defal lu baax muy nit ku baax léegi bi may wax affaire tali bii ma woo Aliou Sall ci saa si léegi ma woo Aliou Sall ni ko tali Fass Cekkeen bi kenn defar ko kenn goudronné wu ko mu woo léegi mu ni ma ñaati kilomètre la ma ni ko 10 kilomètres en fait mu woo léegi directeur AGEROUTE fi ma toog nii la ma woo sama téléphone ni ma gestion bii di ñëw incha allahu rabbi dinañ goudronné tali mu waxaat ma ni ma dañ ko war a yóbbu ba Minam directeur FERA Fonds national d'entretien routier nee na moom dina eggal tali bi fi ba Minam muy pas yoo xam te ne bii Mohamed Dieng bi moo leen ko bi di leen ñaan ngeen xam adduna da ngay xàmme koo xam te ne dafa am di la pousse bu taxawee yóbbu la koo xam te ne bi jërëñëwul maire bi mais moom maire bi moo koy jërëñëw boo koy maire ndax maire dañ ko jox ay ressources yoo xam te ne bi dañ koo def ci population bi boo nekkee maire boo xam te ne nag mooy bëriwul nga am maire boo xam te ne bi moom day jël alalam di ko def ci population bi kooku kenn mënu koo fay exemple la ci Sénégal c'est un maire boo xam te ne bi c'est un exemple la ci Sénégal exemple la ci àdduna ma leen ñaan yéen jeunes yi ngeen jàppale monsieur le maire bu baax a baax na ngeen ko jàppale bu baax a baax booru sax campagne kuy def li ñu ko ëppale kon ngeen xam ngeen teg seen tànk tof bu mu leen yóbbu maa ko mën bu ñu la joxee doo def dara ku mën lii lay def li muy def bëgg yéen ñëpp ngeen jàppale ko au soir du 23 janvier mu am ndam di la wax monsieur le maire Aliou Sall mi ngi lay nuyu mi ngi lay gërëm xam na sa taxawaay ci AMS mi ngi koy firndeel ci Amath Ndaw mi nga xamante ne bii gaynde la ñun AMS heure bu ñu liggéey ci département Kaffrine Amath Ndaw bi moo ñu jël en charge mooy ànd ak ñun taxawuñu nekk xarit Aliou Sall man ni ma jógee Aliou Sall Amath Ndaw bi moo gën a jógee Aliou Sall ku baax la ku jàppale département bi. tey dañ fi daje ma taxaw fii di wax ci ki nga xam ne mooy le ministre de l'intérieur ci ki nga xam ne mooy le gouverneur de la région de Kaffrine ci turi ki nga xam ne mooy le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement de Ida Mouride ki nga xam ne mooy maire woote di joxe li nga xam ne ay équipement la ku xool tey li fi xew gis ambulance bi jaare xool chaise yi ñu rangalee
ak moulin yi nga xam ne ñoom lañu war a joxe di nga xam ne le maire de la commune de Fass Cekkeen a compris véritablement les enjeux du développement. Il a compris que le seul référentiel politique aujourd'hui mooy le plan Sénégal émergent. lan moo tax ma wax ko parce que bu waree joxe ay équipement jàpp ne allègement des travaux des femmes lu mënta ñàkk la mu jël lu toll ci nii ay machine war a jël juróom-ñaari dëkk di leen ko jox te dara taxu ko jóg lu dul fexe ba lii nga xam ne ñooy jigéen ñi seen liggéey gën oyof xam na li nga xam ne mooy le plan Sénégal émergent parce que loolu le président Macky Sall santaane ku nekk xam na ne ambulance liñ defoon ci budget de la commune de Fass mateewu ko lamb na ci poche am lu toll 3 millions ëpp na ko pour que loolu ngeen amoon ci koppar mu mën ko teg boole ko ci ngeen mën a am ambulance bu jox ko Missirah Koutiam Piram Mandax appareil échographie pour le poste de santé de Fass man de li ma jot a defagum ci commandement territorial lu ëpp la may gis appareil échographie ci centre de santé yi laa koy gisee parce que foofu mooy am li ñuy wooyee maîtresse sage-femme mooy am li ñuy wooyee responsable SR te ñooñu d'habitude ñoom lañ daan former pour ñu mën defal écho jigéen yi nga xam ne ñoo wérut donc moom maire Fass ci mbaaxam ci générosité ci mesurer li nga xam ne mooy responsabilité bi gàccu ci ay ndoddam moo tax mu jël lu toll noonu ci ay koppar jëndee ko échographie pour dimbale ñi nga xam ne ñoom jigéenu wérit ñi fii dans la commune de Fass Cekkeen defe naa ne su fekkoon da ngeen di wër ci commune yi nekk Sénégal dugg ci poste de santé yi nekk ci Sénégal bu ngeen compter ñi ci am ay échographie du bëri donc maire bu mel noonu jàpp naa ne su ngeen ko amee bu ngeen ko jàppoon fukki loxo war ngeen dolli yeneen téeméer. Monsieur le maire de la commune de Fass dama bëgg nga xam ne le président de la République Macky Sall gis na sa taxawaay te rafetlu na ko su fekkoon ne tey maire yëpp tey ñu ngi def comme yow defe naa ne faluwaat dina yomb parce que askan wi xam nañ ne seen yitte rek yow moo la jot. Dans la mairie de Fass Cekkeen budget bi ñun ñoo ko approuvé li ci nekkoon ci ay millions xam nañ ñaata la toll li nga réalisé bi année bi jeexee xam nañ lu mu toll donc nous sommes très bien placés pour wax ne soxlawoo alalu commune Fass Cekkeen donc ci loolu ñu ngi lay encourager ñu ngi lay féliciter ñu ngi lay ñaanal pour que mission bi nga xam ne yàlla moo la ko jox mu oyofal ko ba nga am ci rafet réussite boo xam ne kawe na sa njort te ñaan yooyu aussi ñu ngi ciy boole ñëpp ñoo xam ne ay maire lañ ànd ak yow ci département bi te war a soxlawaat mandat ku ne ci ñoom placé nañ pour wax sa liggéey na mel en tout cas xam naa ne le maire de Ida Mouride li Fass Cekkeen di def mu ngi def lu mel noonu mën naa waxit ne ku mel ni le maire de Saly Escale tànk yi maire Fass jaar ci la jaar te maa ngi waxtaan ak samay collègues préfet ci yeneen arrondissement yi te li may wax ci samay maire lu mel noonu la ñuy wax ci seeni maire donc gàccaa nga la ñu ngi leen di féliciter di leen remercier di leen encourager ci liggéey bi nga xam ne yéen a ko sumb wax ji du gudd parce que ndaw ñi wax nañ wax di ju gudd parce que femmes yi wax nañ wax ji du gudd parce que borom dëkk yi wax nañ wax ji du gudd parce que aussi les collègues maires wax nañ le président de l'AMS wax na ñi fi jaar yëpp ji ay notable di ay kilifa wax nañ te wax ji benn la liñ wax mooy monsieur le maire de la commune de Fass fi nga teg sa tànk foofu la bul ko teggi gën koo dëgëral Olof Njaay def ne kii raam di la boot su amee oto du la bàyyi ginnaaw mu dolli ci ne ki la jox añ su la ne tëddal di nga reer war nga ko gëm donc su defee lii indi fi ay machine indi fi échographie jënd ambulance jënd 1000 chaises jox ko bu jigéen ñi su leen waxee ne Koungheul
Fass Cekkeen jàll ci biti ba yegg mi dem dinañ ko goudronné je pense que mun ngeen a tàkk te gëm ko xam ne dina ko def te loolu su ko amee taxawaay bu rafet moo ko waral grâce aussi à la facilitation du président bi nga xam ne Abdoulaye Seye moom moo ko fi teewal dox lu mel noonu su taxawaayam rafetlu loolu defe naa loolu du ko am donc monsieur le maire rafetlu nañ taxawaay bi loolu nga sumb di ko yaakaar ñu ngi lay ñaanal yàlla na yomb mënuñ jeexal kaddu te aussi remercier wuñ ñi nga xam ne tey bu cérémonie bi réussir yàlla ak ñoom je veux nommer Souleymane Tounkara ci ni nga xam ne doon nga organiser aussi la mise en scène rafetlu nañ ko gis nañ ne tu es dans ton domaine li fi jaarale yëpp ci ay kaddu rafet na waxuñ rek présenter vraiment délégation mais yee nga aussi ci say biir wax askan wi te defe naa askan wi aussi dégg nañ bu baax li nga wax. ñu ngi remercier aussi di féliciter ki nga xam ne mooy maire di secrétaire municipal ànd ci ak collègue am bi nga xam ne mooy Set Lawba Dieng ci rafet liggéey bu rafet bi nga xam def nañ ko te seen maire wax ko donc kàddu gi bëgguma mu bëri parce que presse bi war nañ dellu léegi monter li nga xam ne mooy seeni séquence pour que avant minuit tey éléments yi mun a jàll donc buñ leen fi téye wax ji di gudd mun na indi ay jafe-jafe te li ëpp solo mooy li fi xew gis nañ ko le reste maintenant du pays ak askan wi dañ xam tey li fi xew balaa minuit parce que loolu moo am solo ñu ngi remercier aussi bu baax presse bi di rafetlu seen taxawaay ak seen professionnalisme di leen wax ne vraiment lii lañ soxla ci professionnalisme lii lañ soxla ci presse fu xibaar ne askan wi soxla ko ngeen fexe mu jot ko loolu je pense que lu am solo la et ñu ngi leen di remercier di leen encourager monsieur le maire yow ak sa équipe bi nga àndal le représentant du président de l'AMS jàpp leen ne l'État est à vos côtés il vous accompagnera du négliger benn disposition pour que seen mission ngeen mun ko réussir parce que aussi loolu mooy seen taxawaay loolu mooy mission bi ñu tey te waruñ ko sàggane benn yoon wax ji mu ngi bëgg a gudd dañuy sant di gërëm képp ku fi teew tey moo xam ngay invité moo xam nga nekk organisateur moo xam nga nekk notable ci dëkk bi wala dans la commune ou dans le département ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci déplacement bi di ñaan ku ci nekk ni nga fi ñëwee yàlla nga delloo noonu ci sa kër ci jàmm ak salaam jox leen rendez-vous prochainement. voilà mbokk yi donc lii leen jëlaloon fii ci Fass Cekkeen nga xam ne mooy cérémonie de remise ambulance ak matériel de transformation mais aussi 1016 yi nga xamante ni nii moom Alaaji Mor Dieng joxe na ko fi ci teewaay sous-préfet adjoint sous-préfet bu arrondissement de Ida Mouride muy monsieur Saliou Ndiaye mais aussi gis neen fi ki nga xamante ni moom la Aliou Sall jiite association des maires du Sénégal yónnee fi ni muy Abdoulaye Seye teewal ko fi mais aussi l'ensemble des maires du département de Koungheul ñoom ñëpp fekkee neen programme bi nga xamante ni moo fi am fii ci Fass Cekkeen donc di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf